connu sous le nom de Pape Mody Diop. Troisième numéro bi ñu recevoir docteur Abdourahmane Diallo. Quatrième numéro bi nekkoon démb ñu recevoir monsieur Ousmane Ndiaye. Tey ñu koy tëj ak le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi monsieur Ibrahima Sané. Comme nuñ koy defee à chaque fois dañuy ñaan mbooloo mi ñu jug taxaw ñu recevoir sunu candidat recevoir sunu invité monsieur Ibrahima Sané s'il vous plaît. Alors, nous sommes directement dans le vif du sujet, comme je l'ai fait à chaque fois, comme on a que 2 heures, voire 2 heures 30 minutes de confrontation. dañuy ubbi jotaay bi comme ni ngeen di yeggali ko ci alhamdulilah rabbil alamin bu ñu paree ñu jox kàddu bi président génération consciente mu def son mot de bienvenue. Candidat dina choisir ñaari membre ci groupe ñu def une série de témoignages. ñu ngi ci alhamdulilah bismillah. Merci doyen. ak sa sant di commencer nuyoo bi nag ki nga xamante ne moom la yàlla teg ci bopp dëkk bi tey monsieur Diop Ndoye ginnaaw loolu ñu nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw di leen wax ni dal leen ak jàmm ci seen 5e numéro et dernier numéro confrontation. terrain bi ñu fi dajale lan la xëy na yàgg ngeen ko dégg ñu koy duppee confrontation. confrontation mooy lan nag mu nekk benn programme bi nga xamante ne dañ koo tëgg pour leeral lépp loo xamante ne dafay tourner autour des élections lépp lu doon lëndëm autour des élections confrontation dafa ñëw pour leeral ko. benn nit ñu mën a xam candidat yi ñooy ñan ñaar ñu mën a xam candidat bu nekk lan moo nekk mbëbëtam. ginnaaw loolu aussi ñuy fàttali suñu bopp di fàttali militants yi aussi ni xumbaay ak mumbaay indiwuñu fi maanaam ñëwuñ pour meeting dañoo ñëw pour un débat d'idées ñu xamee ko noonu. di leen fàttali également que ni tey programme bi ngeen gis tey ñëpp teewee ko benn kuréel lu ndaw moom moo ko organisé bu ñuy duppee génération consciente de Karang mu nekk benn kuréel bi nga xamante ne ay ndaw ñoo ko seq di dox lépp loo xamante ne dafay ñoŋal dëkk bi ñu siy dox. tey nag suñu waxtaan dañ koy tënk ci benn point bu ñu koy tënk moom moo nekk non violence parce que ëppalewu leen ni élection dafa nekk li nga xamante ne c'est très sensible ñu jëm ci lu ñuy duppee campagne électorale du 8 au 22 janvier incha allah. ñu constaté ni aussi à chaque fois da ngeen gis ay xiiroo ngaayoo te ëppalewu leen di Karang benn bopp la kenn du ko xar ñaar kon yenn ñaawal yi jaru ko fi waxante lu bon xeju fi defalante lu bon également xeju fi nañu rafetal lépp ñi fi toog ñëpp ku nekk am nga foofar waaye na rafet ku nekk am nga loo bëgg waaye na nga dëggu parce que lii su passé ñooy bokkaat génte yi ñooy bokkaat dëj yi ñooy bokkaat lépp loo xamante ne ci biir dëkk bi lay am kon ñun ndaw génération consciente de Karang ñu ngi ñaan toute la population ainsi que tous les candidats ci non violence ñu doxal lépp ci njëkk ak tey ak dal ak rafetal. ñu leen di fàttali également que ni bi moo nekk suñu dernier numéro confrontation individuelle suñu yàlla dimbalee incha allah bu nañ def benn confrontation boo xamante ne final lañ koy tuddee bi nga xamante ne dañuy dajale candidat yëpp ñu toog autour d'une table parce que programme bi ñuy def tey nii
permettre na leen ngeen xam candidat bu nekk mooy kan permettre na leen également ngeen xam candidat bu nekk lan moo nekk programme mais confrontation finale incha allah dina leen permettre ñu mën a def ce qu'on appelle la confrontation des programmes ñu jël candidat bu nekk ñu confronté ko ak programme keneen su boobaa dinañ mën a waxtaanee problème yi nga xamante ne population bi ñu koy jànkonteel su boobaa également ñu mën a xool candidat bi apporter plus et mieux de solutions à ces problèmes là kon ngeen déggee ko noonu loolu moo nekk objectif confrontation finale incha allah bëgg nañ ko def yàlla àndee ak ñun incha allah ñu si woo ñëpp dañuy remercier également suñu partenaires yi nga xamante ne ñu ngi jàpp suñu liggéey bi depuis ñu commencé ba léegi ci biir partenaires yooyu am nañ ci Kaarang informatique multi service am nañ ci Progrès TV tey am nañ Sokone TV ñu ngi travailler en collaboration avec également ak suñu TV parce que li ñuy def fii yëpp Kaarang yëpp ñu koy tracer parce que relais en direct avec les chaînes câbles de Momadou ak benn bi nga xamante ne mooy gérer animation bi ak Fast Transport kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax voilà la séance est déclarée ouverte te yal nañu ko jeexale ci alhamdulilah rabbil alamin merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen may ma balaa ñuy commencé ñu def benn 1 minute de silence parce que jégleel ko aji làkku yi Kaarang ndaxte jamono yi temps yi Kaarang dafa tàng te bokk na suñuy militant suñuy dëkkandoo suñu am di jàmm ñoo xam ne war nañu gannaaw balaa ñuy commencé ñu beneen ñaan ñu def 1 minute de silence. benn demande rek bu Moussa Sané def avant ñuy commencé 1 minute de silence. Merci beaucoup. mais dañu ay énergie am maire monsieur Dieng Ndao ñu gën a mën di ko jox wàccuwaay di si teg suñuy kilifa yi dëkk bi notable yi ñu toog fii ñu ñëwul ñu ñëw ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu population Kaarang parce que population Kaarang moo waral lii dëkk na boo si juddoo yaroo fa màgg fa ba yàlla jox la li nga mën a taxaw di ñaan dara dama leen di sant nit juddu na génn àdduna nit juddu na màgg ki yaakaaru ko nit juddu na toog te mënul dara kon nag yàlla bu ñu mayee loolu yëpp dañuy sant yàlla sant suñu kilifa yi sant ci dëkk bi ko weesoo ma nuyu sama am ni jaan mi sama militant yi ndaxte sonn nañ trop lépp ñoom la weesoo yàlla lépp ñoom la kon nag maa ngi leen di jaajëfal di nuyu ku nekk ma fekk ma la toog jox la loxo ñaanal la tànk bu la indi fii si jàmm nga delloo si jàmm li ñuy mëbét yàlla def suñu njëgilaay yàlla jàppale ba jox ñu ko su ma fa rombee def chapeau à la génération consciente de Kaarang vraiment sama xel dal na Kaarang ndaxte relève bi mu ngi fi pépinière bi mu ngi fi lu si des mooy xool naka lañ koy améliorer ak naka lañ koy tegee si raay bi pour Kaarang bénéficier parce que tout chose passe en gros maa ngi sant ñëpp. merci leen dalal leen ñëpp. yoon la ñu wax biographie Ibrahima Sané dëkkal kan mooy Ibrahima Sané. Ibrahima Sané nag dafa nekk ci coalition ñu doon ñaan si vous me permettez coalition bi mu nekk ñu wax leen ñooñu ak staff bi balaa ñuy ñëw ci biographie ñu xamal leen ne la grande coalition Yewwi Askan Wi est constituée de partis politiques yoo xamante ni grand parti mi ngi ci bu président Malick Gakou Pastef bu président Ousmane Sonko Taxawu Sénégal
de Khalifa Sall, PUR bi nga xamante ni mooy le parti de l'unité et de rassemblement bu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy ak quelques membres yoo xamante ni ak dirigeants yu jóge ci AFP ñoo fekk si ñu fii ci coalition Yewwi Askan Wi bu Kaarang. Et coordonnateur du PASTEF Kaarang, coordonnateur adjoint de la coalition Yewwi Askan Wi. Monsieur Mohamedou Seydi, enseignant surveillant secrétaire au lycée mixte de Kaarang et coordonnateur mouvement Takku Defar Kaarang. Économiste et expert en projet et président de la commission thématique du Sana Diédhiou, président du collège de Kaarang, directeur de l'école technicien en informatique et responsable. Abdoulaye Bouli Diémé, enseignant et trésorier de la Balakone. Amadou Badji, professeur et acteur de développement. Sané, commerçant. Commerçant. Mamadou Aliou Sagna, agent écographe et président de la commission d'organisation de la coalition. Et enfin, moi-même, Mamadou Atofal, photographe et président commission communication et programme de la commission Yewwi Askan Wi de Kaarang. mu ñëw nag ki nga xamante ni moom mooy monsieur Ibrahima Sané. ñu di leen wax ni monsieur Ibrahima Sané nekk na doomu Kaarang mu ngi juddu ci le 31 décembre 1972 à Kaarang. kon ñu profité ci nouvel an bi souhaité la joyeux anniversaire. Monsieur Ibrahima Sané fonction dafa nekk agent maritime capitaine d'armement au môle 10 et au quai de pêche port autonome de Dakar depuis 1996. nekk na coordonnateur communal du grand parti du président Malick Gakou, coordonnateur de la grande coalition Yewwi Askan Wi de Kaarang, candidat aux élections locales pour la mairie de Kaarang en 2009 et en 2014. bu yàlla defee jàmm en 2022. Candidat pour la troisième fois sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi de Kaarang. kooku mooy kii ngeen jàkkaarlool tey mu fas yéene def confrontation bi ak la génération consciente ak population bu Kaarang. kon monsieur le modérateur. Candidat en 2009, candidat en 2014, 2022 nga ñëwaat sampal sa nët lan moo la motivé pour nga bëgg nekk le maire de Kaarang lan moo la motivé. liggéeyal Kaarang rek. maanaam. su xoolee Kaarang. kon Kaarang dafa suux. xamal nga ko sa bopp. ah man xaw ma si dara donc monsieur Sané nee na Kaarang dafa suux moo tax nga bokk ci Yewwi Askan Wi. waaw. kon Kaarang dañ koy yeew ba pare mu suux. waaw. lan nga fas yéene teg suñu loxo pour yeewi ñu ba pare ak pour suqali ñu monsieur Sané tegal dara suñu loxo ma gis. waaw balaa may teg loxo. dama may ma wax li ma fi def balaa nga may laaj loolu. maa ngi ñëw xam nga man maa ngi ñëw xam nga lu tax. déedéet dañ def ndax man yaay sama invité tey du ma la parampara du ma la parampara xam nga lu ko waral. xam nga lu ko waral. yaa ma fi jiitu te benn candidat mosuma fi jiitu. macha allah. kon damay jox sama temps maa ngi ñëw motivation bi laa soxla ba pare lan moo la motivé. motivation mooy lan dama yoral dëkk bi si sama nuyoo nee naa la boo juddoo si dëkk. yaroo si dëkk. màgg si dëkk. ba nit ñi di la tudd yaakaar la rek am na lu mu war a delloo dëkk bi loolu mooy sama motivation. kon benn det la boo am à l'endroit de Kaarang. très bien donc yaakaar naa det bu rëy la boo xam ne fas yéene nga ñu kaa fay bu ñu la joxee suñu mairie. yàlla na macha allah. d'accord ku tudd monsieur Ibrahima Sané ku ko tudd rek si dëkk bi benn moo mooy ñëw mooy il est très social maa ngi wax rek
maa ngi tooñ sa benn militant keroog muy naan ma non li fi Sané def si social amul ku ko def si Kaarang léegi loolu commencé gu ma sax nga ne ma il faut ma wax leen loo fi def monsieur Sané loo fi def may ngi si macha allah. xam nga dama doon def kenn du yëg. yàlla di ma si jàppale. ma koy am di ko defal doomi aadama yi. ndaxte ndono la. di jeunesse laa jox tuuti sama kilifa yi ñu ngi nuy toog ki ma meññ am na tur bi ñu koy bàkkee muy Sané Masba. donc j'ai pas le droit flambeau boobu di fay pour bénéfice car li ma fi def suñ ko doon lim du jeex. may ñu si tuuti rek. kon laaj nañ ma ko te mosuma ko nangu te am fi ñu toll ñu si dernier virage dama si mecc benn defeen boo xam ne tey ñu nga invité fii ba mu des koo xam ne ñëw bokk nañ ci li ma def maanaam sama loxo bokk na bañ mën a taxaw fi ñu laaj dëkk bi. parce que j'ai contribué dama bokk ci seen éducation te éducation mooy base développement def ko sans intérêt sans Facebook sans toog ci dëkk bi téye sama ndënd di sama tàmm di tëgg di wax maa def lii parce que 2005 yàlla dafa def yàlla teel na ma xewal ma commencé liggéey 96 laa dugg port 98 lañ ma embauché si ñaani suma waajur yi ak ñaanu Kaarang mais finalement je travaille damay liggéey au niveau de la pêche avec les Espagnols lépp lu ma am ma sotti ko si ñoom de 2005 à 2012 seen logement maa doon joxe subvention de 2005 à 2014 le candidat bu ñu wax candidat maa ko yor sama kër 5 ans bàyyi yëgul lu muy lekk bàyyi yëgul lu mu feebar bàyyi yëgul lu muy fay lu muy sol lu muy kaye sama loxo bi la jaar te waxuma ko Facebook buñu ma ko gis nga taxaw kon nag bu ma la nee bu ma la mayee loolu mooy sookul sama def parce que ñoo ñu bëri yaakaar nañu ci dëkk bi kon nag man may ndey mbi samay meññeef macha allah. li ma ciy retenir rek mooy def nga ko avec la plus grande discrétion te yaakaar naa loolu fayu yàlla rek moo si mën dara léegi monsieur Sané comme nee nga da nga am benn dette à l'endroit de Kaarang tey est-ce que mën nga ñoo cofal tuuti si programme sa programme nga cofal ñu si tuuti parce que bon damay dégg ñu ne homme politique yi bëgg ñu waxee seen programme parce que dañuy bañ ñu copier ko mbaa bokkoo si ñooñu rek. non copier amu fi. ma ne mbaa ragaloo si ñi mën a copier say programme. non man dama programme def naa ko balaa ñuy taxawal programme. may ma si tuuti nga may ko parce que am na ñoo xam ne nekkuñu militant yi yow te ñu ngi fi toog parce que mën nga leen may si programme mais bu loolu max bu leen ko de max moom du fi waxaat. maanaam. ma rappelé tuuti si suñu valeur lu ñu suñu sook mooy maanaam suñu premier ñu bëgg a def pour mën a développer dëkk bi mooy la réconciliation de Kaarang. maanaam jubóole. kon dëkk bi dafa am ñu xuloo. bëri na. te jot na ñu wax ko. ndaxte ñu ñuy yaakaar premièrement ñoo xam ne ñooy crème ñoo xam ne tey ñoom lañ yaakaar ONU ñoom lañ yaakaar président ñoom lañ yaakaar ministre des docteurs
suñu demee ba seen organisation xaar ñaar dañ jar a xoolaat la te loolu ñun homme politique yi ñoo ko def yéen bugg musuma bugg politique étudiant waaw am na solo. ñoom li may wax ni danañ si toll su ma benn yoon laa bëgg université ñoo ma invité woon diine ba ma fa agsi dama ne leen rek moo ma métti su ma génnee fii danay woo am benn day woo seen yaay seen bàyyi de damay politique te li ma moo am kon ARK bu toogee bu am ñaari président bu am ñaari président kon nekkatul esprit réconcilier esprit développement ak respect pour le développement de Karang. C'est mon premier atout, mon premier projet. Moi, faire tout comment réconcilier la jeunesse de Karang. Au niveau de la jeunesse sportive, il y a 14 AS, pas 15 ASC. 7 ASC, nous perdons contre 9 comme 10 AS. Comme il y a un problème. Et puis communal, le président Taho Fole, ma benn secrétaire di présenté wu c'est mu honoré image Karang te yaakaar na ne may ñaan yàlla de Karang à Fatick ñu nekk leadership ci tous les domaines lu ma métti la moo tax sama premier soog mooy j'appelle tout le monde à l'essentiel ñëpp ñu doon ci benn tënk ci benn mbir Karang rek Karang rek Karang rek. Donc pour yow kenn ñu diriger dans la division. Jamais de la vie. demal Burundi demal Libye Guinée-Bissau bu muy tasaaro division la sookul développement mooy l'union fraternité courage et dévouement. Donc bu ñu la joxee mairie bi ce premier chantier bi ngay teg mooy jubóole askan bi yëpp principalement les jeunes d'abord les étudiants ensuite la jeunesse sportive boobu mooy premier projet bi. deuxième projet bi dama ci yaakaar sama kilifa yi nekk bi yaakaar naa ko fi toog xale yi ndax rus nañ la moo tax ma am commission des sages soo xoolee staff bi war nga déduire li may wax war na mën a nekk wala waru mën a nekk parce que yow miy njiit boo dëgguwul ut loo intérêt war nga mën a boole doomi aadama yi boobu ne yàlla moo ma ko may ba nga fii toog ba jóge fi doo dëgg ma sànni xeer te du ma mës a sànni kenn xeer kooku dama ko liggéey ngunayaa bi léegi tache noire vaar aw ma soo toogee ba kii bi moom ñu mën a jóg ngir man dañu am si man yaakaar xam ne li may wax gëm naa ko loolu nag man kese mënu ma ko def y a l'équipe et les sages et la population de Karang. Mon frère damay jooy parce que suñu dëkk bi waroon na romb dëkku ñaan la dëkku teraanga la dëkku jàmm la moo da ko fi indi xëy rek toujours day këpp sa bopp mun nañu bu dëj amee ñu taxaw si génn ngaa la bu njëtt amee ñu lekk laa bu ñëwee na fekkee ne jàmm rek moo ñu yëkkati wala bëgg dëkk bi rek day xëcc waruñu boole. Exactement. Que le meilleur gagne. Amin. Donc réconciliation comité de sages beneen point boo xamante ni nii tey buñ la moom nga bëgg teg aussi si loxo dëkk bi beneen point. beneen point bi boo boolee doomi adama yi
pare da ngay sukkandiku si éducation éducation mënul dem sans santé balaa nga ne naam nekk fa éducation bi prolongement ci dama doon def éducation. est-ce que mën nga revenir tuuti parce que xam nga démb dama fi dalal benn candidat ku ne suñu bëggee dëkk bi dox il faut ñu ñëpp ñu mànkoo ci ñu ñëpp bokk depuis le début de notre émission confrontation dafa am ay points yoo xam ne dañ ci waxtaane parce que ce sont des points essentiels éducation c'est le bokk social c'est le bokk environnement santé sécurité eau électricité assainissement xam nga loolu yëpp soo xoolee ça concerne tout cadre dama bëggoon ñu jël point par point éducation lan la si le leader de la coalition Yewwi Askan Wi de Karang prévoir pour Karang après ñu doog a dem si yeneen yi. Première des choses biir éducation bi renforcer l'aide des étudiants pour leur bien-être. ñun suñu taxawaay dañoo bëgg ñu génnee fi abri provisoire. diir bu gàtt ñu ko yàlla mayee te ñu tal ko école bu ne pour la sécurité des enfants ñu miire ko mu am benn bunt war a am gardien bu fa war a taxaw pour contrôler l'enseignement. am na solo alors ñu dem ci santé bi. deuxièmement. pareeguma. d'accord ñu dem. parce que boo defee miir. ña fa nekk pour jàngal xale yi da ngay war a mettre dans de très bonnes conditions. exactement. conditions de performance. mooy déterminer les résultats. et d'amour envers les enfants. parce que ñun amuñu lu suñuy doom. Créer les journées d'excellence avec des prix. Créer formation des enseignants. Ñu fay le déplacement pour les inspecteurs pour ñu mën a ñëw former leen pour ñu mën a yokk xam-xam ci enseignement. Deuxièmement, fexe équiper si suñu doole les écoles par les fournitures di fexe di def lu ñu mën pour dëkk bi école bi dem ci kanam résultats yi am ñu gën a jëm kanam. am na solo ñu dem ci santé bi. santé bi. parce que santé bi moom candidat yi di jaar yëpp wax nañ ci promesse yi bëri na du ma la wax nag lan la yeneen candidat yi proposé mais yow lan nga ñuy proposé pour santé bi. santé bi. dama waxagum lu mairie man. maanaam. ñun lu ñu mën balaa mairie di man dañu bëgg a wax. c'est-à-dire da nga may cax sànq ba tey tojal yàq bi. moom laay toj. yàlla dafa def ñun ñu andi yëpp ku nekk da ngay fayeeku weer. yaakaar naa ne ku nekk soucié na pour développement Karang. kon suñu santé bi ñun ñëpp xam ne première des choses mooy dem waxtaan ak personnel bi xam nañ mais mënoo gën a xam sa morom mooy dañu xam nañ mooy ñu fa ne personnel bi xool nañu waxtaan ak ki yore santé bi waxtaan ak ñoom naka parce que coow bi bëri na ñaxtu bi bëri na surtout si faj bi. trop bëri na trop. surtout si heure de crime parce que tey bu ñu déggee ne à part de telle heure da ngay fay temps. bu ñu dee waxtaan fekkee ne loi moo leen ko may
xool ñu jël ko en charge bu dee loi mayu leen ko nag dañ koy imposer ñu liggéey ko. ok parce que mënuloo di wax te waxtaan loo ko fa ne. mu tegal la lu war. parce que sama gis lu tax loolu am. waaw parce que maire bu imprégné woo wala mu dugal loxoom ci comité de santé normal war na mën a wax ak ki fa nekk. donc il y a absence de dialogue entre le maire et celui qui gère. je pense. d'accord sama gis-gis la parce que. mënu mën a jox suma kër jox la frigo jox la yëpp jox la lekk nga da ngaa xiif kon yaa ngi def fi naa fekk. kon nag ñun suñu dimbalee hôpital bi ñoom ko relever ci suñuy moyens ak suñuy partenaires première des choses yaakaar naa mu ko ku fa nekk dina def lu mu suñu xalaat def parce que lépp loo gis rek dañ koy jàmmal. d'accord d'accord. évacuation ñun yàgg nañ ci biir santé bi di jàppale bu ñu demee tamit ñu jël prise en charge évacuation maladie santé bi li ma si gën a ñor couche yi gën a loof daa bëgg a waxtaan ak nit ñi première des choses dëkk bi bëri na daara bëri na ay xale te sëriñ daara yi amuñ doole soxla nañ dimbal notre coalition Yewwi Askan Wi prendre l'engagement solennel suñu yàlla joxee dëkk bi avec la complicité de la population de Karang ñu yéene ñu ko ñun dinañ jël les ndongo daara engagement seen santé au niveau de l'hôpital ku fa ñëw feebar danañ la faj te doo fay. nga ñëw troisième âge yoo xam ne retraite Sénégal bu ñu waxee ñaata la ñuy fay ko retraite da ngay dundalul kër sa bay on est dans au même pied d'égalité avec les daara danañ créé benn mutuelle boo xam ne ñoom ñooy jël engagement bi faj la loolu dafa bokk ci suñu programme je pense sama xarit yi sama équipe bi xam nañ ko ma da santé bëgguma di toog ñu naan diw dafa feebar tali bi dañoo feebar ba amuñ ku leen faj ma dañu sant bi daf ñu ñor danañ teg suñu compétence di yootu suñu partenaires yi tegal mais danañ fi dut baaraam def loo xam ne danañ xam ne ne lu bees ñëw na. am na solo. am nañ lépp am nañ une frontière am nañ une gare routière internationale c'est un point stratégique mais gis nañ aussi que le problème de Karang bokk na ci sécurité yaakaar naa candidat yi fi jaaree wax nañ ko. balaa ngay wax sécurité nga wax éclairage boo fi jóoroon soldat yëpp si biir dëkk bi lëndëm duñ jàpp sàcc duñ jàpp criminel. donc Karang dafa lëndëm quoi. dafa lëndëm. doo ñu leeral Karang. moom la ñuy soxla. nan nga ko fas yéene defee. avec nos partenaires. avec notre intelligence et notre devoir ak suñu gëm-gëm yëpp dina kër. kon dañ koy gëm li dëkk bi moom ñu jox leen ko luñ moomul sax ñu jox leen ko éclairage boobu si réussir ñu collaborer avec les agents de sécurité avec la police et la gendarmerie naam dañ leen di jox carburant lépp mais yaakaar naa maire bi équipe maire bi bu ñu demee toog ak ñoom xaw leen dimbale si mooy carburant boo xam ne war nañ ko mën a sécuriser tuuti pour effrayer un peu les délinquants dañuy am solo xalaat nañ loolu pour waxtaan ak ñoom. Deuxièmement
quartier jëm leen conscientiser ñu xool naka la ñuy def police volontaire pour mën a veiller moyen na benn tuuti daal. création d'emploi. waaw création d'emploi tuuti. ok kon sécurité marché bi. premièrement marché bi fu ne la am porte. jinax bu bëree pax boo ko fàttee fii bu ko rey fële lay génn. su ñu fekkee ba ñu mën a am benn porte wala ñaari porte ñu aider leen ci agent de sécurité yi mën leen subvention si leur paiement tuuti ñu mën a góorgóorlu si marché bi parce que sàcc yi bëri na foofu daa jëlee affaire c'est bon ñu continuer wala pare ko si sécurité bi d'accord ñu ñëw si ndox mi candidat yëpp posé naa leen ko ku si nekk am na ay solution yu ma jox ndox mi nee nañ cher na am na dëkk yoo xam ne dañuy toog koñ yoo xam ne dañuy toog ba 2 heures 3 heures du matin ñu am ndox bon am na explication yu ñu jox comme quoi dëkk bi mu ngi commencé màgg voilà ñu ngi tabax ay forage et cetera et cetera yeewi askan bi nan ngeen fas yéene yeewee si problème ndox mi. waaw problème ndox mi ak problème courant bi yëpp. waaw même chose la. dañoo am ay partenaires. yoo xam ne su temps bi mayoon ma jox la sama doyen Diallo. mu xaw la gën li ko tuuti. ci loolu am na ci suñu xalaat. te suñu partenaires yu pare loolu. encore ñu yor ndox mi. comme ni ma waxee sant rek am Diallo boo xam ne nga day wax ak ñoom ñu waxtaan ñu xool ban solution parce que rallonger ndox yi au niveau des maisons demande bi dafa cher loolu nag mairie bi dafa war a teg loxoom dimbale population bi lu demee ci biir këram dem mu toppatoo ko lu jógee góor si bi di dem ci kër yi ñun ñu toppatoo ko yaakaar naa loolu moo tax ndox mu bëri manqué parce que am na ko ñu bëri raccord bi dafa la romb te ñoom correcté wuñu te lu ñu ni laaj lu ma dégg fii 50 000 wala 100 000 par loolu yëpp dañ si waxtaan. léeg-léeg nga gis gouvernement yi fi métti ñu subventionné nag suñu gouvernement local tamit dañuy jéem a subventionné si lu ñu mën pour le bien-être de la population. d'accord donc ñu privilégier dialogue bi entre ñi gérer ndox mi ak population bi pour que ñëpp mën si am accès. deuxièmement am nañu suñuy partenaire pour loolu pour raccordage bi pour logement électrique bi dans le temps nag kooku ñu suba ñu def ko may leen parce que kër bu ñuy dugg xamuñu ko lu ñu fa yàq wala lu ñu fa defar kon nag ñun on part à pas de cadence parce que 5 ans la lu ne xaj na bu ñu deewulee te ñaan yàlla may ñu jëm tamit ci environnement assainissement comme ni ma ko waxee aussi comme tey moom journée tëj la su nekk rek dañuy ñambaas ci li ñu jotoon a fu ñu jotoon a jaar yëpp ñu gis ni dëkk bi su tawee rek déjà y a problème évacuation des eaux problème salubrité lan ngeen ci prévoir aussi par rapport ak loolu noonu. salubrité bi moom am nañ ci premièrement am na benn suñu doom suñu rat popol bi ci dox tànk jéego bu bëri am nañ contact bi ñoom côté boobu am nañ yaakaar avec sama xarit Diallo am na suñu partenaires yu pare pour loolu premièrement ñu jéem a seetal dëkk bi assainissement bi y a aussi benn problème boo xam ne si dëkk bi am na ñoo xam ne dañoo teg seen kër si yoonu ndox. dañoo teg seen kër si yoonu ndox. am na zone yoo xam ne lotissement bi dafa déréglé. ok xam nga yoon moom du bàyyi ndox moom du bàyyi yoonam. c'est vrai c'est vrai. am na yenn
inondation yi c'est l'œuvre humaine am na yenn inondation moom c'est l'œuvre humaine c'est presque à carré yu bëri mais tamit bokk na mais loolu am nañ ci xalaat am nañ ci jàngat pour ñu mën a éradiquer loolu am nañ tamit projet muraille verte grande muraille verte parce que ci day taw suuf si nangu na ngelaw bi métti woon na fi yàq na fi lu bëri ñun dañ ko bëgg a instaurer par reboisement pour ñu mën a xaw a diminuer mënuñ ko mais xaw a diminuer yenn yàq-yàq. d'accord monsieur Sané dégg naa la si ce programme toujours nga octroyer benn part bu essentielle aux personnes âgées jeunes yi ak femmes yi. ñëw ko ban place la ñu occupé si ce programme. maanaam jeunes yi. sama programme bi mu la si ëppale maanaam continuité la les jeunes yi tey bu doon rek dëgg rek a neex yàlla war ma toog fi ati campagne maanaam la ma liggéey jeunes yi damay jeunes yi si biir éducation jeunes yi ñu toog c'est vrai si biir sport jeunes yi ñu ngi foofu depuis 2009 si je ne me trompe pas 2009 ba daaw je suis le parrain principal du mouvement navétane. suñu kilifa pour mu jàppale leen si terrain tey suba bu nga boole ñëpp si benn kii te ñu war a kii benn wooyee dama jël sama terrain may leen ko. kon man xaaral ma pour nekk maire pour dimbale xale yi pour dimbale jigéen ñi pour dimbale mag yi. xanaa boobu waaw ñun Yewwi Askan Wi dañoo am saa boo xam ne ñu am candidat boo xam ne dafa yomb a jaay. su oto indi la sax ñëpp du déplacé. mooy volet social bi lay caractérisé. sama numéro kaan yëpp ko yor. doo changé numéro bu ñu la fa émee. 3 numéro la am yëpp yor nañu. doo changé numéro. dama ne moo doon changé numéro ko changé ba sama xaalis maa ko liggéey. damay changé numéro bu ma jox loolu. lu ñu ñor la. te mën na ne jeunes yi man war a mën campagne. waaw maanaam ñoom ñi ñëw di sax di présenté wu ñoom war a campagne. c'est-à-dire. c'est-à-dire par exemple sama bilan ñoom la. kon yow tey bu la neexee nga toog teg la say tànk. waaw xaar la 23 ñuy jiital la teg la si miir bi. non dama ko def. waaw. parce que dama yor ay doom yoo xam ne dama bëgg yóbbu retraite dama def ñëpp. kan mën na bëgg yóbbu retraite foofu. yow boo dugalee sa bàyyi ci politique nga bëgg ne politique da ngay xëcc siège bu sa bàyyi toog yaa ngi ko yóbbu retraite. non est-ce que nekkul ce sont des jeunes ambitieux quand même. ambition. waaw mënu romb sa ambition papa. non sa papa am na ambition ba defar la. waaw waaw da ngay yokk sa papa digal ko ambition ba gën a yokk pour mu la gën a defar. waaw léegi xam nga dama je vous trouve trop sûr de vous da nga wóolu sa bopp comme ko da nga waral du wóolu de. man dama naturel. c'est-à-dire. mos na ma dégg jëf si aw ma compte Facebook sax. non moyen de communication la. non mais waaw aw ma ko Facebook. deuxièmement. WhatsApp ne ma imposé may solo. soo taxaw na ma doo ma xam ne. parce que nit. ku la ñëwee di la yërëm. da ngay yem ak nit ñi ñu mën la di seen soxla.
loolu moo tax dama ne bu fekkoon ne samay doom teg nañ yoon sama gannaaw ba nag mais dama bëgg yow sa bàyyi président waa léegi xaaral ma sànni la xeer xam nga nee nga kenn du la sànni xeer non doo fay baa ma sànni la xeer bon xeer bu ma la bëgg sànni dama la dégg léegi nga ne maa ngi Dakar am na ñu fi jot a jaar ñu ne bëgguñu meeru Pikine yow doo meeru Pikine loolu waxi politique la léegi nan nga fas yéene gérer suñu dëkk alors que yaa ngi Dakar sëñ bi lan mooy compétence maire compétence maire premier atout bu ma xam ci compétence maire mooy être proche de sa population mooy proche de sa population mooy jege leen di xool seeni problème nga leen koy fajal man jege ma ne seen problème ba koy faj non man dama la posé non man dama la posé question naka nga ko fas yéene gérer wala am nga staff boo xamante ne nii comme ni nga ko waxee boo tëddee nelaw am na staff waaw mais les derniers mots me réveillent donc vous êtes l'homme de la situation instant bi kaarang yaa fi sës sama titre dama bëgg a waay kon boo tëddee da ngay nelaw yaa fi sës kon mën nañ jàpp ni au soir du 23 janvier 2022 monsieur Ibrahima Sall sera le maire de Dakar. man de maa ngi doon gis candidat bu wóoloo di boppam. sëñ bi du mbir wóolu mbir yàlla la béykat bi bu gasee suuf si taw bi taw bi mu dugal fa dugub di faru xamul ne na taw du taw moom bu la gënee bu la gën a gëm yàlla dama dem di wutale duma xam na bàyyi donc heure bu ma jógee di def politique di jëm campagne damay gañ si yàlla ànd lu gën si dëkk bi gën si man la preuve en est même bu ma gañewul damay def lu ëpp ma doon def pour wala du affaire politique moo tax may ñëw ah gars yi nee nañ yaay le candidat des cœurs quoi candidat des cœurs mooy candidat de la vie mooy candidat aussi de la candidat de la vie candidat de la vie ñu jënd cœur bi ñu def candidat de la vie d'accord ce rapport ak les autres candidats parce que dégg naa la léegi nga ne sama doom Abdou Diallo ce rapport yow ak les autres candidats ñëpp samay doom ñëpp nee naa la yor naa Ibrahima Diop 5 ans sama kër ku nekkul sa baay du la yor Pa Modou dama koy gërëmee dara ndaxte tey bu ma duggee ci politique bu dugal ci politique c'était lui Eweli Fall yaa ngi dégg Omar Lo ku koy te ana ñu ci biir mairie bi non sur la bannière de notre mouvement je n'ai dem élection dem liste proportionnelle je gagne avec la majorité ou bien je perds avec la majorité te ñëpp gën a Pa Modou bu jaar sama tur baayam la nijaayam la te ma bëgg la tey 40 ba 40 rek maanaam gëm-gëm bu ma amoon si mu amu ko wax benn xale parce que le mouvement Takku Defar Kaar ñu ñoo ko fondé dégg naa nag mu ne nag man nekk moom candidat mouvement boobu woon dañoo ciblé yeneen nit mun na wax dëgg mais bu ñu jógee man maa joxoon tur ñu ngi gis ñooñu bu ñu ko gis ma ñëw tudd na Doudou Camara mosuñ ko rendre visite il y avait monsieur Diagne ay sama frère mu ngi ko bëgg kenn ko yore yëpp liggéey kon suma doom la lu ma soxla si dëkk bi du ma def da wax maa moom sama doom la Ousmane Ndiaye maa ko njëkk a def conseiller au niveau de Dakar avec la France ba mu génne ba day nekkatul conseiller
la seule personne boo xam ne bénéficié wul lu bëri ci man c'est sama fils docteur Abdou xëy na jur bu ma ko jur parce que dafa tukki woon mais nu mu tukki wax dëgg fa dëgg na yàlla dafay jokkoo man li muy def dama koy laaj koy waxtaan ak man boobu muy dugg ci tubaab moom rek moo ma tànn mais ñu see kenn tànn day maa yëgal Ibrahima dafa yëg moom tànn ma koy def mais pas mu def maa yëg mais néanmoins bàyyi dina jur gëtax bàyyi dina jur lem bàyyi dina jur mburu mais lépp bàyyi la relation bu baax la am la moo tax doo gis kenn mu këpp sax ni ma xeex am na solo monsieur Sarr waxtaan bi jeex na. waa Ibrahima Sané d'abord moom mooy ñëw en 4e position parce que moom en question partenaire la ci commune Kaar bilan bu ñu def fii yëpp te nekkatul maire donc ku la jox ndékki bu la diggee ayi war nga ko gëm waaw yéen première maire yi nekk fii ngeen ñaxtu waaw dara dox pourtant fii la nekk deuxième mu nekk fii dara doxatu pourtant fii la nekk waaw ngeen bëgg nag moom mu war a dem outil partenaire indi renforcer budget maire bi ngeen ne ko mu toog fii lu mu def kooku partenaire la war na dem outil indi ndax lu muy dimbale nit ñi fële la ko amee toogee fii budget maire bi ngeen koy fay te moom daal wax am na lu wax loo xam ne mu ne sama salaire maire bi soxla ma ko dama koy dugal ci social indemnité bi ñu may jox fii soxla ma ci dërëm dinaa ko jël dugal ko ci développement jigéen yi dinaa ko jël dugal ko ci santé des personnes de la du 3e kooku njëriñ dëkk bi taxu dafa bëgg a dimbale Kaara war nañu xam loolu xam or bu ñu dem na ñaar élection yàlla may mais taxul nag lu mu daan def mu def lu muy def ko ngir politique moo tax kenn bëggul kenn sawal lu mu doon def Kaara salaamaaleykum. merci man nag su may wax nit ñi dañ naan wax kii mooy kan te pourtant yàgg naa Kaar te li tax ma ànd ak Ibou Sarr dañoo bokk nañ ko bokk li ñuy jëfee ku lay wax tey ne miiru Kaar bii man maa ko tabax da nga naan 2004 maa ko tabax miiru Kaar miiru hôpital bii 2004 maa ko tabax juróomi classe bi njëkk a tabax te lycée ba suma société ko tabax gendarmerie bi ñëpp xam nañ ba ko PSN defee nam mel tey man maa ko te wax leen ne dañoo yàgg liggéey Kaar te bokkuñ sax ci conseil communal te balaa mënu ma doon neex tey Ablaye Ndiaye toog maire Samba Ablaye Ndiaye li mu def ci Kaar yëpp ci jamonoy communauté rurale maag moo ma ko liggéey donc tey su ma ñëwee di seede ci Ibou dafa fekk ne su ma bokk sax laay seede parce que ñu bokk li ñu bëgg parce que développement Kaar moo ñu tax a jóg man bu politicien rek man technicien la su ma li xarañ bi yëpp ci mbirum développement la naka la ñuy jëmalee dëkk kanam wala li ngay gis ne programme Yewwi Askan Wi Kaar du programme du Passy du Dakar du Ziguinchor Kaar kese moo ko tax a jóg lépp mbirum Kaar ñaari page ñaari weer ñu koy tëgg ñaari weer équipe bi di toog di daje di ko defar am na lu ci maire wax monsieur Diop bi ma may tuuti rek ma yokk ci tuuti ci li maire wax d'ailleurs dañ ne ñun suñu yàlla maire bi li ñu njëkk a def
mooy former les conseillers bëgg suñ conseiller boo xam ne dafa na woy rek déedéet dañoo bëgg conseiller boo xam ne xam li muy liggéey loolu la ñuy njëkk a def oo ay experts yu travail former les conseillers nit ñi wax nañ ci mbirum courant ak ndox ci courant bi rek ñun loolu buñ meer de jëlaguñ mairie mais commencé nañ ci liggéey parce que Pape Samba Badiane nit ñi xam nañ ko ma nga Dakar commencé nañ di def ay prospection pour xam lampe solaire yi ñaata lay jar ban partenariat lañ mën a am pour ñu leeral carrément yëpp lampe solaire Karim ba nekk maire encore monsieur le maire wax na tuuti mooy affaire ordure environnement monsieur Diop environnement bi déjà ñun am nañ ñoo xam ne ciblé nañ leen ñoo xam ne ñu ngi Dakar ñu ngi ci grande ville yi ñu ngi ci yenn communes yi lu tax mënuñ ñëw kaa rek parce que commune bi ko doxul UCG ñi nga xam ne ñoom ñoo mbirum ordure ci Sénégal mun nañ ñëw fii ba kaa rek jox ñu camion ba xam ne chaque suba day wër di jël mbëri bi loolu am na mun nañ ko def te nañ ko def bu soobee la mbirum ceeb bi ba léegi dañ ne bu soobee yàlla dinañ jël ASC yi ak organisation communale de base maanaam jigéen ñi dajale ci koñ yi ñu xool ay bés yoo xam ne dañ koy tànn pour defar dëkk bi setal dëkk bi bu soobee yàlla dinañ tànn benn petite muraille verte bi biñ ko waxee Diop dama dégg mu ne grande muraille verte mais ñun petite muraille verte la ñu wax ndax commune de Karang njëriñam mooy lan am na ko fi wax inondation loolu rek moo tax ma ñuy tey futteeku ne ngay dimbale suñu bopp muy joxal Karang ñoom ñëpp ko baax nag li ma leen di ñaan mooy le 23 bu victoire amee incha allah ngeen fexe yéen doomi Karang yëpp ngeen def ko nekk benn ñu fas yéen suqali Karang loolu mooy suñu njëriñ bàyyi division bi kenn ku ne xam nga la man kenn ku ne yàlla xamee ñëpp waaye ala kulli xale am fenn ku ne xam nga la man kenn ku ne xam nga la léegi nag jërëjëf Ibrahima Karang sas nañ la say daara yi sas nañ la ba ci dem da man juróom fukki seen daara dañee ci jumaa njàng bële defal la dogu njàng la tax ñu def lu caaxaan yaa leen ko ji di ko mission bii kat ni bii di ko Karang di ko lépp seetloo doomu Karang seetloo kii laa bokkat seetloo kii laa xàndat dafa doon koo xam ne kii xamuloo ndeyam xamuloo bayam nga rapatrié ko Dakar mu feebar dee nga indi ko fii ñu ni indi ko ci te xamuloo ndeyam xamuloo bayam ñàkk ci 600 000 dama la wooyee nga maa ngi def ci boo bay dem fay ko jël ko nga papa ni koo daa ngi il a du mat la dañu fekk fii loolu rek laa mun grande coalition docteur Abdourahmane Diallo moo mandaté mu ne ma santal ma gërëmal ma le candidat de la coalition Yewwi Askan mag mooy tàmbali bu fekkee ne c'est la grande coalition wàllu Sénégal moo gagné nee na mu ngi tàllal say nit ay loxo au cas contraire bu fekkee ne yéen ñi yéen a gagné moom il est disponible pour vous accompagner dans le cadre du travail. gën a fort Sané soo gagné mairie bi lan nga war a def fal marché bi wala commerçant yi parce que ñun ñooy partenaire numéro 1 ñun ñooy fay impôt yi ñun ñooy fay juuti ñun ñooy fay abonnement ñun ñooy fay patente ñun la suñu loxo nekk ci mairie bi képp ku fa toog ñun ñoo lay fay ñun la suñu loxo nekk trésor di jël xaalis bi di yóbbu su dee gañe nga ndax xaalis boobu ñuy yóbbu dina am lu des ci wàll comme tey la ñuy jeexal il faut ñu leeral octobre 2014 Diogine Gomis bi mu ñëwee 2014 saret bi évacué mbalit bi chaque jour mu yóbbu 3 voyages moom moo koy fay pour mu leer le 2 février 2019 ba
le 29 11 mois bi passé ñu ngi si 15 guidance si force boo xamante ni 635 000 la marché dugal na ci 280 000 350 000 ya monsieur le maire moo ko def est-ce que boo ñëwee ñun benn tëm dinañu wàcc est-ce que di nga def yëpp pour mu leer def na ci juróom-ñaar fukki junne marché comité de gestion bi def juróom fukki junne ak juróom-benn junne ndax loolu keroog wax naa ko fii Pa Modou de nee na moom bu gagné mairie bi oto bii vidé douche yi si dëkk bi 10 000 francs la ñuy fay te ñun oto buñ ko wooyee Sokone 25 000 la ñuy fay bu 40 bi mooy 20 000 francs donc loolu suñu jafe-jafe la chaque mois ñu vidé suñu poste dañuy accompagner nag toujours. loolu leer na fii ba ñuy am oto ñu ñëw gérer village dama ne bët lu baax bamba neel waa marché suñu borom indi na xewal neel waa marché seen coono wàcc na bari village neel waa marché seen coono jeex na ci mbalit xam nga da ngeen doon fay jógin gënu complété te yéenay fay patente yéenay def lépp ñun dinañ def suñ ko dalay taataan lu jëm si vidange lu jëm si mbalit seen loxo bañ fa dugal ñu ñëw si sécurité bi yaakaar naa ne am ngeen ay agent de sécurité boobu dañ leen di renforcer ñu toog wax ñoom lu leer régulariser normal ñu xool normal yemul sécurité marché képp sécurité dëkk bi la boobu su ma nee wax xamal ne wax naa la wax man soo ma ooyee su ma mën a dama ne mën a moom mais am na yaqin ne bu soobee yàlla waxuma ne village marché mais village dëkk bi dañ ko def soobee yàlla. amicale des élèves et étudiants ressortissants de Dakar ak ARK donc tey man mun naa ne aw ma question monsieur Diop dañ ma koy may rek ma amoon quelques suggestions wala quelques kàddu yu ma bëggoon sànni donc vraiment li waa ji doon wax rek quel pays tu seras man jeunesse consciente de Dakar mun naa ko présenter comme suñu jeunesse parce que vraiment elles font la fierté de Dakar parce que depuis ñu commencé ba léegi ay innovation de taille la ñuy teg te defe naa ne loolu la Dakar soxla tey li waa ji doon wax rek man du ma ci jóg ba tey muy général man dama koy wax suñu mbooloo mi fi toog yëpp le 21e siècle est carré moi mu neex ni mu naqari la suñu 21e siècle nañ ko exploité parce que ñun ñoo ko moom tey mu nekk jeunesse consciente de Kaarang mu nekk Jo Events ak ñeneen ak ñeneen vraiment ñoo ngi def la fierté de Kaarang à l'endroit vraiment de toutes vraiment les parties du Sénégal et que balaa may jeexal rek bëggoon aussi remercier suñuy autorités yi. alors ñu lay ñaanal yàlla def li gën mais tey fekkoon ci tey élection yi jëm da nga échoué est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sunu papa descende encore ci politique. Deuxième question bi donc ñuy rafetluwaat bu baax a baax ñi nga xam ne si jot nga ko def sport donc wax nga ko depuis 2009 mais ASC yi dafa am loo xam ne dañ koy joyte mu wàllum subvention démb posé nañ ko ñu ne subvention yi danañ koo jot day fekk nawetaan passé est-ce que heure boo faloo di nga fexe ni nawet kii subvention ñu jot ko à temps. troisième élection nga ñaanal ma ne yàlla doon nga tourné waat na ma boo ñàkkee élection di nga dem xanaa yow sa ñaan mu bëggoo ko ah baax na séeréer nga defal ma ñaanal dama ne man noonu ma sama bopp ñu dégloo te am naa yaakaar ni xalaatuma te ñàkk élection yi ndaxte ma boo ko sa mbokk yi baabu yaakaar naa question boobu posé waaw baabu ñun ñoo jubal leen kon dañuy nangu ndawal suñu borom dem naa élection benn yoon def ko ñaari yoon yaakaar am na yéexal ni yàlla dina ma rus ban tabbuma ñettali yoon kon bu ma xalaat ne boo gañoo
kon yaa ngi bëgg subvention yaa ngi bëgg ni nga waxee avancement ñaanal ma gañe te yaakaar na sama sa yow mooy moom sa kàr kon nag dama am ay kilifa ñi may ñaanal di ma digal boo gisee ma am courage góorgóorlu su ma ñàkkee di continuer dañ may digal mais jox nañ ma caal bi ne ren bu fi yàlla ànde incha allah ñu yooyu askan wi dina kër macha allah merci Moussa Waye incha allah merci Marcel bismillah. depuis confrontation yi fi am yëpp maa ngi ñëw mais teel a yàlla dogal ma jël kàddu amaat na yeneen yëpp maa ngi doon bëgg a jël mais da doon tombé mu xat donc am naa question mais balaa maa ñëw ci question bi encore guddi na mais am na loo xam ne bëggoon naa ko wax jeunesse Karang bi wax ko tam ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk leader yi nga xam te ne ñooy xëccoo dëgg donc ñu xam ko moom quoi comme man ñu may faral di wax maay daal Karang damay dox rek ci ay nit laa ko déggee man aw ma question aw ma réponse bi mais dama bëgg Ibrahima Sall jox ma réponse muy que dem na première élection ñu gagné deuxième élection ñu gagné bi mooy troisième élection lan moo motivé Ibrahima Sall ba moom bokkaat ci élection yi nga xam te ni moo nekk troisième élection ak lan moo ko gën a poussé ak ban yaakaar la am ne moom bu demaatoo dina gagné. maa ngi waxal population Karang ñoom laa wax ñoom ñoo juumoon ñaari yoon ma ñu bañ a juum ñetti yoon bu ñu waxee ñu ne dañoo juum boobu ñu def ko comme Ablaye Wade doolu na wala juum nañ kon nag population monsieur Ndiaye xam nga si tu es un sportif nga nekk jeune boo xam ne suñ baram jox la lu mu joxul say morom da nga ko war a séddoo ak ñoom parce que kenn xam nga foofu yëpp sama doom mën na fa dëkk sama mbokk Karang mën na fa dem mbër boo dugal doon ambassadeur Karang si région Fatick moo tax innovation yi moo tax ma koy def te yow xam nga ne képp ku dem Karang ba dem ci biir des soo nee dañ leen a xam nga Ibrahima Sall soo nee ñun ñoo tax dañ leen a doonoon du noonu est-ce que yéen xam ngeen ko wala xamu leen ko loolu moo waral loolu te ku nekk da ngay prévoir l'avenir le projeter pour dimbali leen ci seen i programme t-shirt bi 3000 francs lay jar la ko 5000 francs lay jar ngeen dimbali leen non après dama koy forcer mu jënd waaw moom dina jënd ak yow tamit nga jënd non man am naa ma ciy wax bëgguma ci woon sax dugg mooy pourquoi man ma accepté animer émission confrontation booy bi ñëwee seet si moom indi si dëkk bi affectation moo fi indi affectation moo fi jële bokkuma ci parti kenn Dakar laay voté le 23 janvier du ma voté Karang donc je suis mieux placé pour poser question candidat bu ma neex am na solo monsieur Sané mi tey laa koy doog a gis tey la ñuy doog a toog nii ñu waxtaan tey jii def naa si dëkk bi 6 ans c'est la première fois ñu toog nii man ak moom lu si ëpp ay parrainage laa koy fekk c'est la première fois ñu échange juste pour vous dire que ñu caabi fii tey gannaaw yàlla jox leen liberté yàlla wàcc ñu fi xéwal loolu jublu ñu jóg waa Karang te bu yàlla bu ñu waa Karang jëpp maa ngi remercier ñëpp sama staff di remercier les organisateurs monsieur Diop ci seen kaddu kilifa Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla def ma ñun suñu xel dal na suñu retiré woo Karang du am rupture macha allah ngeen góorgóorlu di yokk góorgóorlu amul lu nit di def te am buñ ko sànni xeer si balaa muy sori nag dégg naa benn wax bu ndaw parce que nit ñi ngi ne waaye Yewwi Askan Wi amul Ibrahima Sall amul nu muy def campagne ba dañ koy cotiser neex campagne ñi fi xëccoo xaalis dañu ni subventionné ñi jaar bi ñu jox la ñuy jëlo muy xeex mais ñun loolu mosul am samay militant du mu leen cotiser loo damay nekk parce que ñu ma nekk affaire bi leen dañ wax ne man maa soxla mairie man maa koy defal sama bopp xam nga lan laa soxla si yéen su ma gënee mairie bi nga indi seen participation
ngeen bëgg nekk Sénégal président da ngeen defar cadre ba pare ba ñu mën a xam ne nekk kon man landal de mérite la envers les personnes kon ñëpp ñuy wax ne dañuy effectivement cotisation am na de ñoom ne dañ la ñoo ne dañuy cotiser pour seen activité yi soxloo ñu ne sa xaalis kon maa leen di sant di leen gërëm kon waa dëkk bi yëpp dañu ko yëngal merci monsieur Kane merci à tous.